Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. salaamaaleykum maa leen di nuyu seen bi nuyu leen yéen ñëpp nuyu waa centre bi ak sama collègue bi toog Aïcha Ba la sage-femme fii ci centre médico-social Kër Kàddu. Voilà, octobre rose suñ ko waxee c'est pour lutter maanaam xeex cancer du sein loolu moo taxoon a jóg octobre rose parce que origine am mu ngi jógee ci benn femme bi nga xamante ne ab tubaab ci atum année 90 yooyu noonu ku amee woon cancer am xaalis lool bi mu demee ba wër ci cancer bi mu tombé mois d'octobre ci la jël initiative organisée mu ne pourquoi pas ñu organiser benn mois bi nga xamante ne pour prendre en charge maanaam faj jigéen ñi nga xamante ne dañoo amee cancer du sein. Voilà depuis boobu ci loolu la commencé symboliser ko rose bi nga xamante ne couleur joie la couleur santé la couleur nga xamante ne day tax jigéen mu kontaan fu mu toll li nga xamante ne loolu contraire u cancer la loolu moo tax ñu choisir octobre rose. Maintenant lu tax a jug octobre rose maanaam weer bi fu mu jotee lu 1er ba le 31 dañ koy consacré wu ci ay sensibilisation maanaam yee jigéen ñi dimbale leen pour ñuy ñëw di saytu seen yaram par rapport ak wàllu cancer bi prévenir cancer bi daal maanaam bu weesoo prévenir cancer bi dañuy profiter ci mois boobu di faj gratuitement ñi nga xamante ne dañoo amee cancer du sein. Voilà ko defaale ay fonds aussi ñi dañuy def ay fonds di dajale xaalis bi nga xamante ne même octobre bi su passé dañuy profiter pour fajaale def ay chimio ci femmes yi nga xamante ne dañoo amee cancer. Voilà suñu duggee ci octobre rose aussi dañ ci waxale cancer du col de l'utérus donte ni cancer du sein moo tax a jóg octobre rose mais comme lépp dafa laal jigéen ñi dañ ci profiter waale di defaale ay journée sensibilisation di defaale ay traitement ci jigéen ñi di leen wax ne nañu dem di saytu seen yaram ci bërëbu fajkat yi parce que mois boobu day gratuit ñu xoolal leen seen yaram xool cancer du col de l'utérus bi xoolaale dépister waale aussi cancer du sein. Cancer du sein benn jàngoro bi nga xamante ne ci ween rek lay nekk ween na ko tax a jóg ba xam ne cancer du sein nekkul benn jàngoro bi nga xamante ne mun nañu wax ne lii ak lii moo koy joxe mun nañu wax ne lii ak lii ak lii moo koy joxe mais am na yi nga xamante ne day favoriser cancer du sein ci ween lay nekk spécifiquement mooy li nga xamante ne suñ ko teelee dépister mun na wér suñ ko teelu la dépister aussi mun na dem ba àgg ci opération ñu dindi ween bi wala loolu bu dul loolu dina dem ba lor ki ko amee. dañu naan comme ku koy dépister ñi nga xamante ne systématiquement suñu amee âge boobu mooy 40 ans xam nga ni ñu koy waxee ci olof mais ñeent fukki at soo amee ñeent fukki at bërëb bu fajkat boo dem war nañu laa dépister xool ndax yow amee nga cancer wala parce que âge boobu da leen di yàpp trop muy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus âge boobu da leen di yàpp ki nga xamante ne am na jëkkër it à partir de 30 ans ba jëm kaw aussi war nañ leen defal dépistage boobu mais soo jëlee bu weesoo âge bi maanaam ñi nga xamante ne ay mag lañ yam na leen bu weesee âge boobu képp ki nga xamante ne ci giiru dund mus cee am doom musul nàmpal ñooñu la cancer di gën a yàpp parce que ween dafa war a liggéey su tegee amul production di génnee di produire di génnee su fekkee liggéey boobu amu ci rek parce que organisme bu nekk dafa am lu muy laaj su fekkee liggéey boobu amu ci day yomb cancer mu installé wu parce que ay cellules la dafay yomb cancer mu installé wu genre yooyu aussi mais du tee nekkul ne boo nekkee mag rek nga war a am cancer du sein boo demee ba nga xamante ne nekk nga jigéen toll nga ci am doom toll nga ci jur fépp foo dem même bu nekkul sax hôpital ba war nga foo toll di saytu di xool ndax yow doo gis ay signes cancer yi nga xamante ne ci sa ween mu ngi koy wode ak yooyu noonu yëpp li lay mën a tiital depuis début nga dem teel koo wax daal. Cancer du sein ci les glandes mammaires ci xam naa ni daal fu muy installé wu jigéen lay gën a mën a
dal ko góor parce que bu ñu waxee cellules yuy mën a ñëw ba installé wu ci ween cellules yooyu bu ñu waxee reproduction bu fekkee liggéey boobu amu fi cellules yooyu di ñëw di dañaat ci góor lay mën a ñëw parce que ci jigéen lay mën a ñëw du moins parce que góor mënul nàmpal amul ay cellules yi nga xamante ne ak glande mammaire yi nga xamante ne foofu la soow di formé wu góor kii amu ko ci jigéen la gën a développé woo. voilà pour moytandiku cancer du sein comme sànq ni ma waxee boo demee ba tollu ci yenn âge yi da nga war a foo toll di xool sa ween parce que jigéen dañu naan bis heure boo war nga def weer bu ne saa yoo gisee sa fóot ba pare nga nekk sa kër xoolal sa bopp say ween ndax amul dara loo ci gis loo seetlu li nga xamante ne mosoo ko seetlu ci yow. par exemple ay écoulement yuy weex di génn ci sa ween ngay gis ay tupp yu mel ni xolitu orange muy feeñ ci sa ween nga jékki-jékki gis benn doñ bu nekk sa ween xamante ne mosoo ko constaté genre yooyu yëpp ay signes la yi nga xamante ne heure boo ko gisee war nga daw dem ci hôpital boo ñëwee ñu teel laa dépister defal la ay rajo ay mammo pour xool ndax loolu noonu cancer la wala du cancer wala cancer bu commencé la wala du cancer buy commencé ñu xool aussi ndax beneen feebar la bu nekk sa ween yooyu yëpp mën nañ ko def pour éviter cancer du col voilà parce que il faut ngay teel a prévenir pour bañ a moytu mu àgg ci yenn stades yi. nekkul à chaque fois boo gisee dara ci sa ween rek cancer la war a doon forcément déedéet nekkul loolu parce que parfois organisme moo demee noonu te surtout ñi nga xamante ne dañuy nàmpal wala jigéen am na fooy toll booy waaj a gis fóot wala boo gisee fóot ba pare wala au cours bi ngay gis fóot sa ween dina diis. di nga gis yenn yu la jaaxal nga foog ne man lii moom gis naa fi nangam am na yooyu donj yoo xamante ne si c'est ci organisme la day formé wu mais après day demaat loolu ça ne veut pas dire que cancer la wala leneen te boo amee feebar buy commencé feeñ ci sa ween jigéen ñi tàmm nañ ko parfois dañuy am ay taab parfois aussi ngay gis yeneen di feeñ sa kii mais ça ne veut pas dire que loolu cancer la danger bi fu muy nekk mooy nga gis dara ci sa yaram nga foog ne lii cancer la su ma demee hôpital dañ naan ma dama cancer rek yooyu noonu nga toog sa kër ba loolu gañe la fekk loolu du cancer taab mën na feeñ ci sa ween boo teelu dem hôpital ñu fajal la ko parce que loolu ay antibiotique kese ñoo koy dindi ñu rey taab bi dindi bactéries yi faj yëpp nga wér nga dem sa yoon mais imaginer nga toog nga ne man di li ma gis sama ween ba su ma demee duñ naan ma cancer la lii de moom mooy dee naa nangam nga toog sa kër su boobaa loolu da lay gañe beneen feebar jàpp la après nga loolu nga dem ba nga xamante ne nag àgg nga fu avancé ngay doog a ñëw hôpital c'est la même chose même su fekkee ne début cancer nga amee kenn waxul ne début cancer du ween xam nga lan la ñuy wax cancer boo demee ba nga xamante ne cancer bi gañe na sa ween boobu la ñuy wax cancer mais bañ nañ ko ba dañuy joxe ay signes mooy signes yu ma gis kii signes yi ma expliqué léegi sa ween bu diisee benn ween bi parce que souvent su fekkee cancer la du dalandoo ñaari ween yi stade avancé lay doon jékki-jékki gis nga sa ñaari ween yi ñu ngi ëpplante benn bay gën a diis benn bi néewi na am na donj boo fay sentir am na yooyu yëpp mën na nekk ay début mais début ça ne veut pas dire que amee nga cancer wala mënuñ ko faj au contraire boo gisee lu la jaaxal da nga war a gaaw dem nga ne man de lii moom su ma ko gisee sama yaram su ma demee dinañ ko teel a dindi boo ragalee nag toog sa kër su boobaa ngay àgg ay stade avancé su boobaa day gën a compliqué ci yow loolu moo tax ñuy sensibiliser di wax ak jigéen ñi que boo gisee lii ak lii dawal gaam nga dem bërëb fajukaay ñu gaaw faj la dindil la ko balaa ngay gën a sori di amee cancer. cancer expliqué naa ko léegi nekkul ne képp ku amee cancer rek da ngay dee sànq ci sama début maa ngi doon wax ne ki tax octobre rose juddu. ki initié octobre rose maanaam kooku dañ ko faj ba mu wér. ci loolu nag la jóg mu comme moom borom xaalis la woon mu ne nañ ci weer bii man laa wér lañ ma faj ba wér ma ba ma wér dinaa. kii ci mois boobu noonu génne benn initiative boo xamante ne maanaam jigéen ñi nga xamante ne ñëpp dañoo amee cancer ñu war leen a mën a faj su fekkoon ne cancer boo ko amee rek cancer du sein boo ko amee rek da ngay dee jarul ñu naan chimio jarul ñu naan nañu cotiser pour ñu faj ñi amee cancer jarul sax ñuy tudd waxu faj nekkul ne képp ku amee cancer da ngay dee mais am na boo xamante ne da nga amee cancer nga toog sa kër ba stade avancé ba xamante ne boo ñëwee mënuñ ci yow dara am na feneen aussi fu ñu njëkkee maanaam dindi say ween balaa li nekk ci ween bi di àgg ci yaram bi foofu yëpp la ñu nekk mais nekkul ne boo amee cancer rek da ngay dee peut-être nga amee cancer toog sa kër faji woo defoo dara xamoo li la dal lan la nga toog ba cancer bi mun la yóbbu la mais c'est pas exactement que soo amee cancer rek da nga war a dee. voilà comme ni nga ko waxee instant yi ñu ngi ci octobre fépp fa mën a dem ñu ngi koy fete du fii rek muy France bitim réew États-Unis loolu c'est mondial octobre rose c'est mondial.
rajo yeeg télé yi yaakaar naa ne instant yi fépp ñu ngi koy wax ñu ngi wax di sensibiliser wane ay image wane ay cartographie di génne ay sage-femme ay ñi nga xamante ne xarañ nañ ci wàll bi di ci wax maanaam dañu naan jigéen ñi lépp loo gis lu la jaaxal dawal dem hôpital nga profiter ci mois bi képp ki nga xamante ne nag amee nga ko bul làqatu bul rus nga dem ñu faj la ci ni mu gën a gaawee si ñi sànq joxe naa ko ma bantuwaat ko rek soo gisee ween yi ëpplante benn bi néew yi nga gis ay doñu mbaa sa ween bi di génnee lu nga xamante ne normal lu ngay nàmpal comme nga bañ a nàmpal ngay seetlu ne sa der bi mi ngi commencé am lu ngi mel ni deru orange ay tupp-tupp nga gis der bi commencé xonq yooyu yëpp boo ko sentiree dawal dem hôpital de même que cancer du col soo gisee weex di génn sa kanam lépp li nga xamante ne jaaxal na la mosoo ko seetlu dawal dem hôpital loolu conseil laa am pour jox femmes yi te bu ñu am complexe bu ñu ragal dem di dépisté wu même octobre rose bu jàllee mois d'octobre bu jàllee bu femme am complexé wu dem di dépisté wu yow mun nga jël sa initiative man de maa ngi dem xool ñu naan parce que parfois bu ñu déggee ñu naan cancer du sein ñu koy wax ci rajo yi ñu koy wax ci télé yi da ngay am femme yoo xam ne dañu naan yal nañu yàlla musal si ñi fu ñu toll ñu ngi ñaanal nit ñi ay cancer te nekkul question de ñaanal mais dañoo bëgg jigéen ñi yeewu teel a jóg jigéen ñi comme góor ñi parce que bu ñu waxee cancer du sein du jigéen kese la concerné jëkkër yaa ngi fii frère yaa ngi fii papa yaa ngi fii lépp mun nañu accompagner seeni femmes accompagner seeni rakk di leen sensibiliser parce que tey boo nekkee hôpital di xam dara maa nga dégg ci télé bi dara boo demee mun nga wax sa soxna nga yee ko wala nga gis si ñi nga xamante ne sa soxna moom seetlu ko nga ne ko jugal ñu dem hôpital ñu xool lii ndax lii la ak lii ak lii ak lii donc j'invite toutes les femmes maa ngi invité jigéen ñi nga am signe nga ñàkk am signe dafa baax ngay dem di dépister wu di xool sa yaram mbala boo nekkee sa kër weer bu ne boo gisee fóot ba pare di xool say ween ndax seetlu nga ci dara lu normal wala lu normalul cancer du feebar buy wàlle bon on dit pas que c'est héréditaire mënuñu wax ne cancer c'est héréditaire parfois nga gis ci sa parent ki ko am nga ragal nga foog ne yow forcément da lay dal mën nga am aussi sa parent ku ko am mu ñëw mu dal la mais cancer xamuma ko feebar buy héréditaire voilà c'est quelque chose qui vient moo nekk fii am na lu koy favoriser mais amul nekk exactement dañu naan ne kii amee na ko mu nekk sa wet yow da nga koy amee forcément bon est-ce que am na ay soutien yu joxe cancer loolu mënuma ko wax mais aussi dafa baax ci jigéen parfois ngay bàyyi say ween muy noyyi am na ñoo xamante ne fu ñu toll 24 heures sur 24 ñu ngi takk seen soutien bu ñuy tëdd ñu ngi takk seen soutien ay élastique la ci ay produits yi nga xamante ne dafa nekk ci wen voilà donc yooyu xam nga ay saleté yi da ngay gis ñi nga xamante ne jël xaalis nit ñi dañ koy wax moytul xaalis bi ngay jël di ko def say ween c'est-à-dire que dafa am yi nga xamante ne ay produits la am na yu ci nekk nga xam ne c'est pas naturel soutien boo ko jàppee di ko fóot doo ko fóot nga koy sol muy ñaq ak yooyu noonu yëpp te ween dafa am ay yaram yëpp sax laay wax fépp foo gis mu am karaw rek trou la ay pores la pores yi nga xam ne dafa war a nooyi foo tollu da ngay sangu di sol lu set parce que boo sol lu set ñaq bi ngay ñaq day duggaat sa biir yaram bu duggee sa biir yaram mën na ànd ak ay bactéries mën na ànd ak lu nekk ay infection mën na commencer ay tab yooyu ngay gis tab yooyu mën na dem ba développer yu nekk ay cancer parce que tab yooyu bu ñëwee ay microbes la ay bactéries ñoo fay nekk de même que cancer du sein cancer du col de l'utérus moom tamit noonu la ay infection lay commencer ay bactéries muy yéeg doo ko faj wala ñàkk set bi ngay ñàkk set ngay bëri ay bactéries muy dem ba dugg sa biir yaram ba installé yu foofu yooyu noonu moom mooy dem ba installé yu ba doon cancer cellules yooyu ñooy dem ba installé parce que ay bactéries la ay microbes ñooy dem ba installé bu ñu fa toogee ba bëri fajoo ko defoo dara ñoom dañu fay tënku toog fa di fa dund bu yàggee nag foofu la ñuy installé wu. macha allah soxna Aïcha mu mel ni xam-xam génn na fi jàng nañ fi lu bëree bëri di la remercier ci disponibilité bi ak jàppante gi ñu jàppante jataay bi di remercier tamit ñi nga xam se ñoom lañ fekk fii muy say collègue ak ñi xam se ñoo jiite hôpital bi ñëpp rek di sant tamit sunu mbokk internet yi xam se ñooy bàyyi xel Rafah TV donc loolu moo nekkoon sunu jataay waxtaan bi doon waxtaan ak Aïcha Ba di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer